19h40 ñu dalal sunu gan Mamadou Thior salaamaaleykum. waaleykum salaam. journaliste nga jiite CORED buñ ko déggee mooy kuréel gi nga xam ni journaliste ñoo ko taxawal seen bopp ku jàdd yoon ci métier bi ñu def la war ci yow. samedi da ngeen a génn communiqué ci Madiambal Diagne ak kayit yu mu bindoon altine gële ci yéenekaay bi nga xam ni mooy yéenekaayam bi ñu naan le quotidien doon ci junju Ousmane Sonko nee na taxawaayam ci boddi konte gi mu bëgg a indi ci réew mi ci wàllu xeet yéen ngeen génne communiqué di ñaawlu mbindum Madiambal Diagne moomu lu mu def. jërëjëf Babacar bu ma la gërëm El Hadj Ndiogou di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu ci RFM matin yëpp li nga xam ne moom la Madiambal Diagne ci communiqué bi ñu def du Madiambal Diagne jong lañ junj moom ak ñëpp képp journaliste boo xam ne da nga taxawaay boobu maanaam di fexe daal di wasaare lu jëm ci wàllu xeet ci réew mi boo xoolee communiqué bi ci moom lañ jund parce que chronique bi ci moom la jógee altine ba passé mu bind fi lu du leweng loo xam ne mën na tas réew mi te loolu nag comme ni nga ko waxee ci ndorteel bi suñ kuréel bi CORED ñun taskatu xibaar yi techniciens yi ñoo booloo samp ko donc suñu yëf la du loo xam ne nguur gi moo ñu ko imposé ñun ñoo xool ba xam ne mën nañu problème boo xam ne am na suñu diggante suñu biir ñu mën koo régler te keneen daal du ci am benn loo xam ne dina ko ci def loolu la ñuy fàttali te bii du gulet Madiambal Diagne bi ñu sampee li nga xam ne man en tant que président CORED bi nga xam ne man maa ko jiite bi ñu sampee tribunal bu bees bi ci njeexitalu weeru septembre presque octobre ba bi premier clamé yi nga xam ne moom la ñu càmbar moom ci la bokkoon donc ci même mbir mi lañ koy artuwaat parce que bu ñu la daanee ci mbir da nga war a moytu man dégg naa ko démb saa yoo ko waxee mu ne non Babacar yow taskatu xibaar nga man taskatu xibaar la boo bokkee ci mbir ñu lay naan moytul ñu daan la ci benn yoon ak moom manti mel ak màkkaam moo manti am da ngay xam ne mbir mi dafa am ay charte. mais léegi lan la wax. Madiambal Diagne li mu wax ci wàllu xeet la ci wàllu xeet maanaam ay Ousmane Sonko parce que Casamance la bokk affaire yu Joola ay man mi séeréer la loolu taxul ñu naan Sénégal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar boo xoolee moom si wàllu yoon la doon liggéey avant muy ñëw suñu métier bi du moom ci yoon la doon liggéey na dem xooli. mais Thior ba léegi waxagoo ma lan la wax. lan ngeen teg baaraam. ne lii la wax moo garaaw foofu laa jëm si. c'est-à-dire boo xoolee papier bi day fàttali damay fàttali li xew ca Côte d'Ivoire maanaam le nord d'ici mu mel ni dafa am fu mu leen dëkkal ñi nekk au sud maanaam bët gànnaar ak sow foog naa noonu la ko wolof di waxee te loolu boo xoolee suñu naataango waa Côte d'Ivoire looloo ko tas ñu naan bët gànnaar ay musulman lañu ci waxin bët saalum ay chrétien lañu fii mu nekk boo ne bët saalum ay joolaa lañ di ko gën a fësal loolu la ñuy naan nañu moytu parce que loolu jëmul kër te boo xoolee li nga xam ne moom moo ci am mooy que ne moom comme xam na yoon boo xoolee ñun suñu loi mooy code de la presse bañ ko njëkkee dañ na code de la presse article 18 bu code de la presse bu demee na ko jàng dañ ñu tere journaliste ak technicien ngay junj lu dem ci wàllu diine nit wàllu fan la sosoo wàllu waaso loolu dañ ko bañ ko njëkkee daan bu fekkee ne jàngale lañ ko daan je pense que waru woon delluwaat di am taxawaay bi te bi du gulee temps Madiambal Diagne CORED bi fi nekkoon bi nga xam ne CORED moom la wuutu daan nañ ko fi donc daan nañ ko ñaari yoon je pense que mbir boo ci bokkee ñu jam la ñaari yoon boo dee ab gor da nga war a xool sa taxawaay xam ne nit ñi du Madiambal Diagne la personne qui nous intéresse mais la muy jëf li muy bind CORED ñu xooluñu nit ñi mais képp koo xam ne da ngay bind mbala la ngay wax mbala ngay wone naka sudul noonu faw boo jàddee yoon ñu ne la da ngay jàdd yoon ak commenti nekk. mais moom démb ci grand jury ak Babacar li mu xam ne moo di ne français la bind xëy na nit ñi ngi ko interprété moo dul noonu mais moom français leer la lu bind taxu koo jug indi waaso wala jaxase xeet yi loolu taxu koo jug. xëy na interprétation yi moo wute. waaw nee nañ ñun dañu génne seppi ñetti phrase si texte bi. mais texte ñun dañ jàng xam nga am na yoo xam ne boo xoolee texte ak loo ci mënti bi ak noo ko mënti bindee ay CDF ak oui nañ wax si fay ay CDF texte bi la nga xam ne moom la ci bind dafa loo xam ne dañ koy artu moom ak li xew àjjuma fële ca université parce que gis nañ dafa xew gis nga il faut que ñu bàyyi xel ñun tasaar bi bàyyi techniciens yi nga am na information boo ko jotee da ngay xalaat li mu nar a juri ëllëg
parce que bu dee loo xam ne sax wër na da nga xam ne lii kat fa mu jëm baaxul yow yaay jël sa responsabilité xam ne lii kat am na foo xam ne foofu laa ci war a yem loolu journaliste boo xam ne tàggat nañ ne fan la tàggatee da ngay bàyyi xel ci loolu waaye bëgg a joxe xibaar rek ba tasab réew yow bu fekkee ne réew ma tas na doo ko fekkee. mais léegi Mamadou Thior yow journaliste nga constat yi ni moom def na ko seetlu gi mu ni seetlu na ko ci kàddu yi politicien boobu muy tudd dëkkam politicien boobu itam xanaa dégluwoo ko moom it li ma jàmbal wax dëgg la am du dëgg day tudd dëkk di tudd ay kuréelu fippu te journaliste yi dañ koy def ay direct média yi di télé rajo site internet di siiwal kàddu yooyu itam wala yéen déggu leen loolu itam wala seetluwu leen ko. xam nga li politicien di def ñun suñu yoon nekku ci li taskat waxuma lu politicien def de. waaw politiciens yi bu njëkkatee seen i kàddu. gaa ñi dañuy direct. ci site internet yi. ci rajo yi ci télé yi. loolu lu tax yéen itam waxu leen ci. xam nga dafa am solo suñ taxawaay ñu xool ko dama lay jox benn misaal Donald Trump bi nekkoon njiitu Amérique am na benn jour muy def conférence de presse di wax naka sudul noonu média yi nga xam ne moom la ñuy wax média mainstream yu Amérique ay ABC dañ ko coupé parce que dañ ne kii li muy wax du dëgg te ñun duñu bàyyi nit muy wax naka sudul noonu ak loo xam ne dafa grave yoo xam ne mën na tasab réew loolu la ñuy wax même bu politicien bi di wax loo xam ne xam nga ne lii jëmul kër mais journaliste nga Babacar da ngay bàyyi xel ne lii am na foo xam ne buñ ko fa taawee bu ñu demee ba banaliser ko mooy li xew àjjuma université ñu naan séeréer yi ak joolaay ñu ngi xeex ci loo xam ne man ba ma nekkee ci judo ba léegi maa ngi koy doog a dégg ne joola ak séeréer mu ngi parce que dañu bëgg a dem banaliser discours ethnique te loolu duñ ko nangu parce que li nga xam ne moo tax CORED jóg te mu am solo parce que kuréel bi yaa ngi ko doon fàtte ñun ñoo ko tegal suñu bopp ci ñun ñoo xool ba xam ne fii jamono toll ñun war nañu am kuréel boo xam ne ñun ñooy jooyal suñu bopp te keneen du ci am laam-laam boo xoolee ci wàllu ni ñuy liggéeyee mais da loo xam ne dafa leer parce que tribunal la ñu am tribunal boo xam ne ñoo xam ne seen yàgg nañ ci métier bi ay doyen ak ay doyen ñoo xam ne vraiment dañ leen a naw donc ñooñu du ñoo xam ne bu ñu amee autosaisine maanaam ñu gis loo xam ne naka su dul noonu comme li ñu def si Madiambal du ñu xaar nit porter plainte parce que ñi mu jund si. léegi médias yi relayer yenn déclaration yooyu par exemple mu nekk direct ab rajo wala télé mu ñu nit ki di def déclaration yooyu loolu tamit est-ce que lu ngeen ciy taxawee yéen. ñooñu yëpp ñu ngi leen di may gët te loolu sax ñu génn. mosu leen cee wax si dañ koy wax parce que boo xoolee ci wàllu waaso nañ ci dem premier affaire bi ñu tribunal bi càmbar benn site internet la bi sama kal boobu Dembourou Sow waxee ne day génne jaas yi site internet bi ko njëkk a. boo waxee kal yaa ngi koy neexal te lu mu wax moom. waaw garaaw na garaawaay boo xam ne ay kal lañ nag ak lu mu mënta wax. ay kal kooku moom jarta neexal jarta kalante. diggante séeréer rek Haalpulaar kenn mënu koo sot donc ba mu ko waxee ñun site internet ba njëkkee joxe xibaar dañ ko daan te dafa nangu daan bi donc loolu duñ ci yox communiqué bi ñu def mooy ne artu moom Madiambal ak képp koo xam ne da koy def comme ñi taxawaay bi ñu gis àjjuma ñooñu ñëpp la ñuy wax képp koo xam ne bàyyi nañ nopp c'est-à-dire affaire bi communiqué bi pour gars yi bàyyi xel ne am na taxawaay boo xam ne moo leen war te ku mais est-ce que tamit defu leen tuuti xaaj ak seen. par parloo ndax. bu weesoo li ngeen di juñ ci seen communiqué bi weesu gis nañ ku fi faat magistrat ci ay at mi ngi ci télé yi ñuy invité gis nañ kuy taxaw di saaga sénégalais yi mu nekk star ñu koy invité ci plateau télé yi ak ci site internet yeeg xëy na yenn rajo yeeg yenn yéenekaay yi loolu itam lu tax ngeen koy seetaan. waaw xam nga da ngay bàyyi xel lenn gis nga ñun li nga xam ne CORED moom lay toppatoo mooy journaliste ak technicien animateur ñun amaguñ ci ñoom benn. xaar ma yàlla parce que. non ay journalistes dañ leen invité attention waaw dama lay wax rek. waaw pour mu leer xam nga ñi ñuy déglu moo tax may wax bu dee loo xam ne comme invitation yi ngay wax bu dee journaliste moo koy def il faut que journaliste yi bàyyi xel ne journaliste du tayal parce que am na invité yoo xam ne da ngay xam ne lii invité tayal la mën nga wut koo xam ne franchement en terme de bu ñëwee mën nga koo xam ne en terme de. représentativité et de respectabilité amul benn problème mais souvent li ñuy ŋàññi si ñenn ñi da ngay naan kii daal mooy buzz
loolu affaire u buzz la ñu war a bàyyi loolu lañ ko bàyyi site internet yi journaliste information bu am njëriñ ngay joxe maa information boo xam ne pour ay nombre de vues ak yooyu comme ni ñu koy gisee site internet yi dafa il faut ñu bàyyi ci xel te may dellu si ci li nga xam ne parce que maa ngi ko doon junj sànq suñ tribunal bi ak li nga xam ne junj na ko moom Madiambal parce que wax na fi ne wooy dafa am ñoo xam ne dañ bokk si tribunal bi moom ñu ngi doon liggéey si moom mu dàq leen si anam boo xam ne jaarul yoon loolu damay wax ñuy déglu ne du dëgg parce que ki muy junj dama koy wax mu leer ñaar ñoo nekkoon ci moom kenn ki mu ngi bokk si directoire correct ku jigéen la Aminata Mohamed Diop ak biyaay bi nga xam ne si tribunal bi la bokk gis na affaire bi nga xam ne moom lañ ko njëkk a daan bañ koy càmbar parce que tribunal bi fukki nit ak ñaar lañu léegi dañu am li ñuy wax première instance buñ la njëkkee clamé ñu àtte la bu fekkee ne yow d'accord nga def appel bu fekkee ne première instance la juróom-ñaar ñoom ñooy càmbar min bu juróom teewee mën nañu def liggéey bi bu dee am na appel juróomi nit la ñu doon bu ñetti teewee mën nañ ko def donc xam nga fukki nit ak ñaar ñun dofuñu dof boo xam ne si loo xam ne xam nañ ne biyaay bi muy xam ne junj na ko te bokk tribunal bi moo am affaire boo xam ne laal na si Madiambal moom muy bokk ci àtte bi mosu cee bokk te moom avant vraiment dama koy wax nit ñi leer ba ñu jotee affaire bi la récusé wu te bu récusé wu loon sax duñ ko ci boole parce que ñun dofuñu ci ne jàppuñu xam nga duñu prêter le franc côté boobu donc il faut ñu bàyyi xel keneen ki ku jigéen. non mais Thierno franchement non discrimination am na parce que yaa ngi wax Madiambal yéen a ngi wax génn mu jotal leen génn communiqué am na beneen journaliste boo xam ni itam day toog ci YouTube toogoon na fi ne jël leen ngànnaay yéen sénégalais armé wu leen ak ñoom seen ngeen ni cell dégguñ ci leen wala da ngeen ko déggu tam wala gisu leen ko. lu ñu dégg ak lu ñu gis duñ ko bàyyi mu jàll Babacar mais xam nga li ma bëgg a leeral mooy que ne on fait dans la pédagogie c'est-à-dire du ne dañuy caw saa su ne déedéet man ay yoon damay jël sama téléphone woo responsable média yi am na ci ñoo xam ne vraiment dañuy jouer le jeu et dama koy saluer parce que comprendre nañ li nga xam ne moom moo ñu tax a jóg mais bu dee ñi nga xam ne nag da ngay wax ba sonn te du ñu dégg mais ñooñu foog ñu jëflante ak ñoom parce que nit koo xam ne boo waxee mu foog ne li ngay wax ay caaxaan la foofu lay wax képp koo xam ne da ngay def naka su du noonu bu fekkee ne yenn saa yi am na ñoo xam bu ñu jàddee boo jëlee sa téléphone woo leen honnêtement mbala ma déplacé wu man maintes fois fii seen kër sax ñoo naa fi si loo xam ne vraiment bi ma waxtaanee ak nit ñi ñu comprendre après soppi loolu def naa ko ak feneen parce que dañuy jiital li nga xam ne mooy waxtaan suñu parce que kuréel bi ñun ñoo ko bokk. mais bu dee yow da nga ne dama cee bokk te luñ la teg nga ne duma ko d'accord ma ci ça veut dire que war nga xoolaat sa bopp. mais yéen si yu mel noonu par exemple lan ngeen di jëflanteeg nit yaa ngi waxal jëflante nit ki. ngeen artu mu bañ su boobaa nu ngeen def comme Madiambal moom nee na toppatawul kàddu yu correct yi li ko yitteel mooy li mu war a wax na ko te gis na ne amul lenn loo xamante ne jalgati la ci wàllum sart yi. ñun dañu am ay daan yoo xam ne moom la ñu am donc bu ñu lay doog a daan dañ lay avertir. bu fekkee ne defaat nga ñu yéeg ci blâme bi boo defaat ñetti yoon ñun am nañ sañ-sañ léegi parce que li nga xam ne moom war na ko xam ne comme si yoon lay yëngu CRED dafa wut ak correct CRED loi bi amu ci woon reconnaître ko parce que ci temps yooyu loi 9604 bu 1996 moo ci amoon mais ñun correct code bu bees bi daf ñu reconnaître ci article 53 ak 54 boo ko liiree mu leer donc faw moo xam ne bépp daan boo xam ne teg nañ ko si loosu journaliste mu neex ko mu naqari ko day tegu ci moom donc bu dee loo xam ne dafa wéy di def lu ko neex mais dañuy jëflante ak moom. mais yéen ku ñu war a àtte yow nga génnee communiqué daan ko te àtteeguñu ko. daanuñu ko de daanuñu ba ngay lire communiqué. non mais sa communiqué da nga ni des propos graves. yaa ngi jugé. mais quel que soit dina tubaab la ñuy làkk Babacar tubaab la ñuy làkk. waaye tubaab dafa am yoon. waaw. yoon dafa am. waaw yoon dani nit bala nga koo daan da nga koy woolu déglu ko àtte ko. waaye yow nga génne communiqué rek ne propos grave maanaam kàddu yu grave. loolu est-ce que tamit yoon la. yoon la kañ parce que mais bu fekkee ne yow. kon koy jaratul àtte. dañ koy àtte parce que moom di fa ala kulli haalin même nit ki nga xam ne xel ne moo rey nit ki da nga koy boo koy àtte da nga koy déglu ak lu ci mënti am boo amee circonstance atténuante nga xool noo jëflante ak moom mais boo gisee loo xam ne dafa ne weñ mais bu dëgg na foo dee la dafa dëgg rëy parce que dafa am solo surtout boo amee yenn at yi ci métier bi am na taxawaay boo xam ne da nga war a joxe exemple ndaw yi mais am na taxawaay boo xam ne boo ko amee
yooyu aussi du loo xam ne dinañ ko bàyyi mu jàll faw ñu bàyyi xel dama doon jeexal ci ñaar yi nga xam ne junj na leen parce que keneen ku jigéen la Aminatou Mohamed Diop bu bokk ci bureau CORED kooku boo xoolee tey nee na way ni mu leen dàkkee ak moo tax ñu singale ko loolu dama bëgg a wax ñuy déglu ne amul ku jigéen ki moo gagné procès bi si li nga xam première instance appel ak si référé mu war koo fay xaalis ba léegi fayu ko mu ñëw naan koy da koo dàq parce que ñooñu nekkaluñ fa pour ay singale ay majambal ak loolu il faut yooyu mu xam ne ñu nekkuñ ci yooyu dañu ñëw pour métier bi képp koo xam ne yaa ngi def naka su dul ñooñu ñu lay fàttali ne métier bi dafa am ay charte ku mën a taxawee charte yooyu ala kulli haal amul benn problème. léegi gannaaw seen communiqué bi est-ce que yéen a ngi xalaat déglu ko moom tam déglu version mu wàllu ko déglu ko version par rapport à li nga xamante ne xew na ak na mu demee. version bi li nga xam ne noonu la ñuy liggéey directeur de publication bi moom la ñuy jëflanteel parce que moom mooy responsable journal bi gis nga. bu dee sax moom chronique ma jàmbal la moom moo ko def moo ko def mais responsabilité bi directeur de publication journal bi moom moo war a xool parce que texte bépp texte boo xam ne ci yenn kaay bi ñuy xeele yow directeur de publication bi yaay xool ndax lii jaar na ma wisaare ko mbal la déet donc moom la ñuy jëflanteel moom mooy indi lay ñu xool ba xam ndax lay boobu mën nañu yeey mbal la déet parce que loolu aussi dafa am solo c'est pas parce que yaa moom sa journal que loo ci neex nga bind donc mais Mamadou Thior yow RTS ngay liggéeyee bu dee wàllu dawal yoon est-ce que yow tey jii war ngaa toog di wax kenn jaaral yoon RTS nga xam ni Ousmane Sonko du fa wax Abdoul Mbaye du fa wax keneen ku bokkul ci nguur gi di wax Macky Sall mooy wax ak ay gaayam loolu tam yéen xanaa seetlu leen ko wala sañu leen koo wax. Babacar vraiment affaire ay RTS man dama ko jëlale parce que tooguma fi pour wax la. déedéet toogoo fi pour wax ko waaye yaa jiite ko rek da ngeen di seetlu journaliste yi jaaral yi dawal yoon ak ñi dul dawal yoon. la xew RTS nag xanaa gisu leen ko. dinaa la wax parce que man ci rajo balaa nekk RTS kuy waxal yàlla waxal ndax rajo Sénégal. nangul nañ la ko rajo Sénégal moom. waaw ñoom ñi ngi équilibré ñëpp a fay wax. léegi télé bi nag la tax léegi yéen ngeen koy seetaan. man nekkuma télé. 2021 ba léegi 2021 lañ toll. honnêtement nekkuma télé. na télé ba mel 1972 ba léegi noonu la mel ngeen koy seetaan. bu dee rajo ba Abdoulaye Wade faloo 2000 ba léegi man ca laa ca tàmbale avant muy falu sa temps Abdou Diouf xoolal ndax rajo Sénégal bañ fa yegsee ba léegi ndax tëddeewuñu njaaxaanaay maintenant télé ba bu amee problème ña fa nekk ñoom ñooy. yow njiital ko rek loo ca xalaat. waaw c'est-à-dire bu fekkee ne par exemple foofu télé amul waa opposition bi mbala waa nguur gi rek la ñuy teg loolu moom dama ko wax jaaduwul war nañoo def effort ci côté boobu ba fexe ba opposition bi di wax loolu avancement kii la. mais pourquoi correct ci lu mel noonu mën du autosaisir daal di wax ak ñoom ne leen ni ngeen def jaaduwul jaarale leen mbir yi yoon. waaw mais loolu xam nga am na loo xam ne da nga koy mën nga ko waxtaane mooy li may wax pédagogie la c'est-à-dire pédagogie wax ko si. coor yaa ngi layam mu ma de da ngay waxtaan mais responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk par exemple parce que télé ngeen di wax nañ ko wax mu leer ñoom ña fa nekk peut-être na waa rajo def ba mën a yegg si fexe ubbi affaire bi bàyyi ñëpp di ñu wax mën nañ ko def parce que affaire bi kii la rek affaire responsabilité affaire traitement de l'information nu mu mënti demee responsabilité nga xam fan nga xam ne foofu la yem ubbi ñëpp ñu wax. Mamadou Thior ñu ngi lay gërëm journaliste ci rajo Sénégal jiite correct jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jërëjëf mbokk yi ziar Fati Dieng ak gars yi.